bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare te ngeen aar seen bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen bakkan ci dee leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare mbokk yi jërë ngeen jëf seen kóolute di suñu mbégte ci Walfadjri ñu nekk ba léegi ci grand soir talata ji nag ñuy amal seen émission weer-weerle jëm ci wàllub wér-gu-yaram lépp loo xamante ne soxal na askan wi ñu fas yéene ko waxtaanee si defee saa su jot te duma ci wéet dama ciy feggoo ak docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi nuyu tamit monsieur Tandian que j'admire beaucoup parce que maa ngi suivre toujours saa yu ñu ko woowee ci télé bi te man liggéey bi muy def rek laa fonk mooy la sociologie maa ngi nuyu téléspectateurs yi ak ñi ñuy déglu saa su ne rek ñu jéem ci ay kàddu yu woyof jéem a xool li nga xam ni daf leen soxal ci mbirum feebar buñ ñi ci laajee lu nga xam ni xam nañ ci dara ñu jéem ci tontu. jërëjëf. duma def ko noonu suñu gan di Adia Tandian ñu koy jaajëfal itam ci disponibilité am saa su ko Walfadjri soxlaa rek mu teew Adia ñu ngi lay nuyu. di la fay soxna Astou di la nuyu di kontaan ci invitation bi di nuyu également sama senior bi toog ak man fii monsieur Mbodj médecin li mu wax ci man xam naa ci moom la nekk rek. donc c'est les gens de la première génération donc ñoom ñoo ñuy tete alors ñoom bu ñu jiitoo baax rek ñun mënuñu def leneen donc yal na yàlla may gudd fan wér gu yaram ba taxawaay bi ñu nekk mu yàgg ci loolu di nuyu également seen rek ci téléspectateurs yi donc di nuyu mbokk yeeg xarit yeeg ñëpp ñuy seetaan émission bi dinañ leen wax kon lan moo waral teewaayu kii di Adia Tandian di sociologue suñu ne sociologue ku xam-xamam màcc ci dundin ak nekkinu li nga xamante ne moom moo di doomu aadama boobu ba léegi ñu tàmbalee waxtaane li nga xamante ne moom moo aju ci MST yi MST suñ ko waxee ci biir famille yi muy nekk sujet tabou ci biir askan wi itam mu nekk sujet tabou loolu tabou boobu nag tey ñu bëgg koo dindi waxtaan ak Adia Tandian ci ponk yooyu 628 lay doon 99 99 114 bu fekkee ne am na ay laaj yoo xamante ne mun ngeen ko jagleel kii di docteur Cheikh Ahmed Tidiane Adia Tandian waaye tey MST bi nga xamante ne bëgg nañ ko waxtaanee moo di gonocoxie seen laaj itam ñu ngi koy xaarandi ci page Facebook bu weer-weerle Walf TV Elzo Gueye moo nekk ci fànn boobu kon El Hadj ñu lay xaar ci message yi docteur suñu waxee gonocoxie am na ab information bu ndaw goo xamante ne dañ leen koy dégtal ba noppi doogoo xuus ci waxtaan wi ki ñu ko defal di Ndeye Koumba Diop. gonocoque di feebaru néegu sëy bu ñu sàkku ci ñaari doomi aadama kenn ku ko ci am mu wax ko moroomam ngir mu mën a jël ay matuwaayam feebar boobu nag ñuy faral di ko nemmeeku ci kanam muy jur jàngoro yu bari lekk-lekk ni ñu koy xàmmewee mën na laa dal juróomi fan ba ci fukki fan ak juróom yoo xam ni du fees mën naa nekk ci sa biir yaram di ci màgg ndànk-ndànk bu demee ba fees nag bu dee ci ku góor ki mën nañu cee nemmeeku kanamam di tàng buy tur ndox muy metti faral nag la muy génne di mboq sax ànd ak saw mi mën naa dem ba sonn lool ba lii nga xam ni saw mi buy génn day ànd ak ay doxu deret ak yeneen yoo xam ni mën na caa àndaale ndax jafe-jafe yoo xam ni kanamam am na ko bu dee nag feebaru gonocoque boobu ci jigéen di feebaru sëy moom it am na
mam du fees lool waaye li muy génne ci ndox mën naa tàng buy tuur ndox mu metti lool que mën naa dem sax ba ci téeméer boo jël juróomi dong moo ciy fees ci yooyu la doomu aadama. ci góor feebaru gën a kokk mën kaa jural ba sax lii di ay wallax njaanam di néew lool kàttanam di wàññeeku jigéen get noonu la ko mën a gàllankoore ci wàllu sëyam ba ci wàllu njurum doomam. mën naa indi yeneen jafe-jafe feebaru gën a kokk mën a indi ci góor ak jigéen yépp yeneen jafe-jafe ci wàllu wérgu yaramam mën na cee laal leneen lu ci mel ni feebaru prostate ci góor ñi waaye jigéen ñet mën naa am feebar ci wàllu yax ni mu ko mënee jur ci góor ñi ñu am ay jafe-jafe ci wàllu yax yu metti rawatina diggante yu ndaw ndawaan yi buñ ci jëlul ay matuwaay feebar boobu mën naa seen yaram. ndox moomu di génnee ci seen kanam tey tàng jër ci góor keeku jigéen ki yëpp bu ñu ko laalee ci seeni loxo ba mu topp ci seeni bët mën na leen a jural beneen doomu jàngoro ci seeni gët mu jur ay feebar yu yàgg te metti bala ñoo tàggoog moom. waay wér gi yaram ne leen wér kon ñuy jaajëfal Ndeye Comba Diop ci li nga xamante ne xamale nañu ak doomu jàngoro googu di gonocoque docteur ñu yaakaar ne tënk bi xanaa xaw naa leer wala ngir rek nga gën ko leeralal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi. waaw jërëjëf xam nga saa su ne bu ñuy wax ci waxtaan bi ñuy génne dañuy jéem a xool lii ban xeetu tawat la. tawat bi nga wax ñu koy tuddee gonocoque dafa fekk ci xeetu tawat yu nga xam ni moom la ñuy wax infection sexuellement transmissible maanaam buñ ko waxee moom mooy bépp jàngoro boo xam ni dañ koy wàlle te wàllin gi fi muy jaare ci mbirum sëy la. donc mbirum sëy nag buñ ko waxee ci li ñu xam war ko gën a jëfe ci suñu culture yi mooy sëy boo xam ni diggante góor ak jigéen ñoo koy séq ni sàkkara lay amee waaye comme tamit ñun docteur lañu li xew la ñuy wax dañuy xool ni saa su ne bu dee mbirum ndox yuy jóge ci góor wala jigéen ci sàkkaraam mooy les fluides génitaux bu dee laal na foo xam ni ci beneen anamu sëy boo xam ni mën na nekk ci gémmiñ wala ci ginnaaw loolu tamit buñ ko fàtte ni dina dem ba mën a indil problème mu diagnostic docteur bi ndaxte ndeyu jàngoro yi foofu lay nekk tamit donc loolu moom mooy d'abord MST te ñi ngi wax gonocoque maanaam benn ndeyu jàngoro boo xam ni dañ koy wax bactérie waaye lu leneen yeneeni xeet comme ni ñu nekkee fii xeetu joola wolof ak manjaagoog yépp ci yi koy indi am na yeneen xeet yoo xam ni benn bi waxtaane noonu ci moom mooy syphilis muy ndoxum siti waaye tamit am na yeneen yoo xam ni comme virus yi muy sida wala hépatite B ak tamit yoo xam ni ay parasites la comme lu ñu naan trichomonas te muy indil ay perte blanche jigéen yoo xam ni day xasen lool. léegi nag gonocoque bi benn bactérie la boo xam ni ko xam nañ ko dañ koy xool ci microscope wala ñu xool ko ci yeneeni anam yoo xam ni ñoom ñoo koy def te tamit ni muy ñëwee moom mooy bu dee kenn am na ko mu sëy ak nit ki ci anam yi ma waxe dañuy xool ni bu dee jigéen buy singuwaay day am lu ñu naan urétrite. urétrite nag bu dee góor tamit day am urétrite bu dee jigéen urétrite mi ngi nii fii nga xam ni foofu la sàkkara bi commencé ba fi mu jeexee fii la mbir mi di nekk dafay inflammé wu maanaam day mel ni ay lañset yoo xam ni bu ko góor ki di saw singuwaay noonu lay def ni fii bu yàggee nag mun na ñëw ba jàpp lii nga xam ni mooy donj yi ànd ak sàkkara bi joxe lu ñu naan épididymite wala tamit donj yi tamit daal di am problème infection dina ñëw nag ba ni mu ko waxee ci prostate bi nga xam ni mooy vésicule séminale yi nga xam ni ñoom ñooy defar man yu bu leen laalee mu nekk prostatite fekk sori na lool donc léegi dañuy fexe ñun docteurs yi bu nekkee fii rek nga xam ni soreegul ñu jéem ko faj
léegi buñ ko deful nag dinañ dem ba egg ci yoo xam ni sori na loolu. bu dee jigéen kanamu jigéen ji buy sëy fii lay sëyee waaye dafa am lu ñu naan col de l'utérus foofu lay jëkk a tàmbalee ay mbir yi di fi génn maanaam comme góom lay doon buñ ko fajul nag nga gis ni mu yéeg ba commencé fii nga xam ni foofu la règle yi war a wàccee ñu koy tuddee endomètre mu laal ko muy endométrite di yéeg nag ba fii lii ñuy wax trompe nga xam ni nenu jigéen bi bu jógee fii foofu la war a jaar pour ñëw ba fii nit ki mën a nekk nen boobu mën a nekk nit bu dee jigéen bi sëy na loolu mu jàpp ko ba nga xam ni yàq ba nit jigéen bi jaasi donc lii moom mooy li nga xam ni ay ndeyu jàngoro la yoo xam ni ci sëy lañ koy jële te docteur yi war ci gaaw lool balaa muy indi musiba yi ma wax. gynécologie kon tey moom la ñu fas yéene waxtaanee gannaaw ba nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi def série ci li nga xamante ne moom moo di MST yi waaye docteur tey li tax ñu sàkku teewaayu ki nga xamante ne moom moo di sociologue bi moo di ne askan wi dafa am loo xamante ne baaxoo nañ ko moo di yenn ci ay jàngoro yoo xamante ne mi ngi jóge ci wàllu sëy dañ ko jël def ko li nga xamante ne moom moo di sujet tabou maanaam duñ koy waxtaanee wala duñu bëgg muy fës. tey te li ni mel day dem ne jàngoro joo xamante ne waxoo ko nag mënuñu koo faj du def lu dul jur li nga xamante ne moom moo di leneen ci point boobu la ñuy interpeller ki nga xamante ne moom moo di Adia boobu ba léegi ñu ngi tàmbali ci MST yi ñu bëri suñ leen bëggee interviewer pour ñu wax ci dañ naan non à visage couvert mais pas à visage découvert mu doon loo xamante ne tabou la ci suñu société te mu mën a jur ay yeneen i méfaits yu gën a jéggi dayoo li ni mel. dëgg la jërëjëf soxna Astou. Awa est-ce que sànq Astou laa wax. Awa Diop. alors effectivement gis nga tabou lu yàgg la. tabou dafa mel ni société ndaxte yéen a ngi dégg histoire maam Adama ak Awa. ba ñu wàccee ci suuf ñu réer. ku nekk di wër sa morom il paraît que Awa moo njëkk gis Adama waaye mu woon ko ginnaaw est-ce que tu vois donc fa la kerse tàmbali donc diggante way dencante kerse daf ci bëri surtout que ñun en Afrique ici ñun dañu boole tradition aussi ñuy tradition orale waaw ñun ñemew ñu bind ñemew ñu xibaar parce que boo déggee ay télévision ak rajo yëpp du ci ñun la judd ñun bañoon nañ ba xibaar ay ndënd ñoo doon xibaar donc dañu doon ragal cat ragal bët est-ce que toi donc loolu yëpp mooy tabou li nga xam ni xel da ko jàpp ni boo koy jëfandikoo da nga ko war a jëfandikoo ci ay tënk sinon lu muy loraange bu muy indi moo bëri alors ba tax na ci biir sëy phénomène yu bëri day xew déjà bu ñuy yàpp jigéen bi muy dem sëy sutura lañ koy njëkk wax waaw le fait que ñu koy wax baatu sutura bi moom jàpp na lépp lu ko dal foofu ci biir sëy gi keneen waru ci jot daf ko war a dundaale noppi ko ba nu mu tudd ba en tout cas mu gis ci saafara wala yàlla mais bëriwul ci suñuy aada ak suñuy cosaan ñun ku nga xam ne ci biir néegu sëy la mbir di dale muy góor gi muy jigéen bi nga koy siiwal waaw nga koy fësal wala di ko wax ku nekk bëri na sax léeg-léeg sa benn xarit nga koy wax kooku tamit du ci am solution foofu ngeen nekk nag di ko denc est-ce que toi ba finalement mu indi lu jéggi dayo donc tabou gàllankoor bu rëy la ci suñu dundin mais lu ko waral aussi mooy médecine bi comme docteur yéen ni ngeen koy defee ñun xamuñu ko woon waaw médecine jóg dem ci hôpital bu nga xam ni ñëpp ñu am feebar bu mel noonu foofu la ñu jëm surtout spécialisation alors loolu civilisation bureaucratique moo ko indi donc ñu defar ay cabinet pour nee leen képp ku nga xam ni feebaru sëy moo la dal docteur sangam moo lay faj loolu buñ ko siiwalee bëriwul ni ñi nga xam ni bu ñu jógee rek dinañ dem directement ci yéen donc bëri na ci ay mooy thérapeute domestique yi
ci yooyu la ñuy nekk di ko jël di dem ci sëriñ taxiyaax yi ba nga xam ni alors que ñooñu mënuñu régler problème bi parce que du ñu def visite du ñu def analyse. exact donc doo summeeku du ñu xool sa yaram. voilà or boo demee ci médecin yooyu da ciy am. alors donc moo tax loolu yëpp day renforcer tabou bi. parce que méthode d'investigation yi bokkul. donc loolu tax day tax ba nit ñi li nga xam ni xamuñu ko ci seen cosaan wala seen aada. donc day jafe ci ñoom ñu jéggi. pas boobu mooy génn ci seen tradition. dem ci beneen tradition mooy li ñuy jàppee médecine dañ koy jàppe rek toujours affaire tubaab la. waaw donc le fait que nga bàyyi sa cosaan ak sa aada. nga jéggi loolu dem ci beneen façon. bi nga xam ne même bu fekkee ay nit ku ñuul ñoo koy def dañuy ne ñii ay tubaab yu ñuul lañ. exact waaw donc loolu lu bëri la. boole kook suñu c'est-à-dire que ci biir sëy vraiment dañuy ne daal sutura la. te sutura mooy bu fekkee ñaari cun yi ubbeekul. waaw loolu mooy sutura. docteur kon dégg nga Adia ni nga xamante ne noonu la ko tënkee. muy loo xamante ne kon lu réel la loo xamante ne ça ne date pas d'aujourd'hui depuis Mathusalem kon li ni mel kersa googu ak sutura googu ñuy bëgg di tënkee ci yenn jàngoro yi. rawatina ci jàngoro yi nga xamante ne mi ngi sokkeekoo ci wàllu néegu sëy. tey ñuy waxtaani gonocoxie. gonocoxie gannaaw ba ñu xamaleeg moom ba pare fi mu nekk li nga xamante ne moom mooy. cause bi lan mooy joxe li nga xamante ne moom moo di gonocoxie ne ab bactérie la waaye ci naka la ko nit mën a amee ba wàll ko li nga xamante ne moom moo di moroomam ak forme de contamination yi. jërëjëf laata loolu damay jéem a rek waxtaan ak ñi may waxtaanal ñu jéem a jëfe suñu xel. xam nga boo jëlee avion nga tiim Dakar nii da ngay xool ba sonn doo gis benn yoon. nit koo mën a xàmmee te pourtant nit ñaa ngi ci biir ñi di def lu baax ñi di def lu bon ñi di def seeni njaaxum ak yëpp te sa xel dina la may nit ñi fii am na ay nit buñ la waxee gisuloo ko tamit da nga koy xam léegi nag li nga wax dafa am solo parce que dañu ñëw ci jóge ci suñu tradition nga xam ni daawuñu visite duñu xool xamuñu lan mooy microbe maanaam ay ndeyu jàngoro waaye ni ma waxee nit ki noonu nga tiim ko ci avion boo wàccee ngay doog a xam nit ki ñun tamit bu ñu jëlee suñuy appareil microscope bu ñu xoolee mbir yi nga xam ni mooy indi tawat yi ñuy wax yépp noonu lañ koy gisee boo ko xoolee nii doo ko mën a gis ku mel ni tiim avion nit doo ko gis mais bu ñu ko xoolee réel ko dafa nekk comme ay pepp suuf yu ndaw mais dañ koy gis moo tax nañu xam ni jàngoro bii ñuy wax gonocoxie mu nekk néegu sëy ndeyu jàngoro yu ñu naan bactérie ñi ngi ko tuddee sax Neisseria gonorrhoeae comme ni ñu ma tuddee Cheikh Tidiane Mbodj noonu moom tamit noonu la tudd parce que lu ci loo gis lu mu ndaw ndaw yàlla bind na ko te buñ ko demee ba gis rek ñu xam ne lii am na ni muy ñëwee nag moom yàq la mën parce que feebar boo gis dafa am lu muy yàq te dafa am fu mu dëkk tamit bu ñu waxee ni ndeyu jàngoro sida fii la dëkk bu ñu waxee bu dee bu siburu ci ndox la dëkk bu dee nag bii nga xam ni mooy gonocoxie mi ngi dëkk ci sakkara góor ki wala jigéen bu dee jëggaani nañ ko fenn ba mu fas fa nekk foofu lay nekk bu ñëwee nag yàq fa yàq yu bari yoo xam ni moom mooy bu njëkk bi bu dee góor ñu koy tuddee urétrite chaude de pisse xam nga bu ñu waxee chaude de pisse ci wolof moom mooy singuwaay bu tàng ñenn ñi di wax sax comme ay lañset yoo xam ni nit ki moom lay singuwaay tellement dafay metti parce que mbir lay doon boo xam ni bu nit ki di singuwaay mu génne ko mu ànd ak boo bëggee singuwaay du mu xaw a yéex ba pare mën na yéeg nag di yéeg ba yàq yu bëri donj yi mu yàq ko ñu koy tuddee orchite bu boobaa nag nit ki yaramam day tàng moo tax boo ko amee rek teel a dem mën na yéeg tamit ba jaasirloo nit ki bu dee tamit jigéen am na ko mu war a jigéen bu ëmb xale bi war a juddu bu ñu deful attention jox ko ay collier ci bët ki mën na dem ba silmaxa ñu bëri juddoo nañu presque silmaxa fekk loolu la donc noonu daal lañ koy jëlee te tamit am nañu yaakaar ni bu dee nit gi ñi ngi sëy ci sëy yu normal
yoo xam ne am nga sa soxna wala say soxna ku ci nekk jàpp njàmburam sëy ci ni ko diine waxe am nañ yaakaar ni doo leen ko mën a jëgaade feneen waaye bu dee lii nga xam ku nekk ñu bëri topp seen bànneex ci jigéen yi jaay seen bopp wala góor yi nga xam ni dañuy génn fu nekk effectivement malheureusement dañ koy jëgaani te bu ñu ñëwee dañ koy wisaare ci seeni soxna te bu boobaa buñ ko gaawul arrêté musiba yi yëpp lay joxe dina dem ba ni ko reportage bi waxe nit ki mu dem ci tànk yi jox ay arthrite gonocoque ay yeneen mën na dem sax ba joxe méningite ak ay tawat yoo xam ni mën na rey nit ki daal. docteur laal nga point boo xamante ne bëggoon naa ci interpeller docteur Kim Adia Tandian mi ngi aaju rek ci li docteur wax léegi anam gi nga xamante ne noonu la ñuy yenn ci feebaru néegu sëy yi maanaam ci wàllu polygamie tey ji jëkkër dina ko jéggaani jëlee ko feneen indi ko mais jigéen ñi tey ku ci nekk yaa ngi xool sa morom en chien de faïence naan ca aaw ba la ko jëlee kii naan ca ñaareel ba la ko jëlee dootul neexal li nga xamante ne moom moo di kër gi te naam xëy na ku góor ki moo dem jéggaani ko ndax yaakaar naa ne suñu réew mi jigéen ñi maanu nañu ci seen biir néegu sëy góor ñi kañ ñoo am sañ-sañ googu Adia. waaw bismillah donc docteur bi sa wax bi ni nga ko doon waxee daf may fàttali suñuy aada booy wax yu mel nii dañuy naan ci bambare wala ci saraxule même ci naar yi dañ ne yàlla na ma ci yàlla musal day fëgg sa nopp est-ce que toi même tubaab bi dañ ne je touche du bois waaw parce que dañu xam ni lii day feebar yu nga xam ni day xawi sutura nit waaw surtout que dernier volet bi nga laal mooy dans un ménage polygamique mooy fu nga xam ni donc ay wey dencante lañu ñaar ñett wala ñeent soxla xam nga wujjante bi rek donc bu amee day am stigmatisation mooy ku nga xam ni daal am na sa wujj fu mu la ëppale rek yooyu it nga jël li sotti ko waaw wala ku ñu gën a sikk daal ne moom mooy génn di dem di ñëw te fekk ay soxlam lay dox soxla farata genre maladie ay maladie nomade la waaw nomadisme moo koy indi waaw donc comme ni nga ko waxee nga ne ku fekkee góor gu yem ci ay soxnaam rek même sida bi dañ koy wax ñu ne bu fekkee bugg nga mucc ci sida na nga yem ci say soxna gis nga donc maladie sexuellement transmissible yu bëri nomadisme boo koy indi mooy génn dem feneen alors loolu nag stigmatisation lay indi te loolu dafa jafe lijjanti surtout que bu ñëwee ci ménage bi parce que bu ñëwee rek sikk dugg na waaw or ménage sikk xeju ci waaw sikk xeju ci diggante jëkkër ak jabar sikk lu góom bu rëy la saa yu fa duggee metti mais comme ay doomi aadama lañu dañu war di complémenter di suturalante bu feebar yu mel ni amee rek nu ñu fexee rek nu muy dañee après ñu dem ci leneen bu fekkente ne dañu war a toogaat pencoo waxtaan ak suñu biir ba xam bu fekkee góor gee ko indi ñu wax ci moom parce que bëri na ci góor ñi yow d'accord naa ak yow góor ñi ñoo indiscipliné les femmes macha allah est-ce que tu vois les femmes sérieusement ndax defe naa ñoom respecté nañu li nga xamante ne moo tënku ci diine bi jigéen ñi naam njaaloo gi moom wax dëgg neex yàlla du problème diine sax mais problème ngor la waaw ngor parce que ci histoire islam pour rayon jëloon xolu Hamza lekk ko ba muy bëgg tuub après ñu ne ko mu laaj condition tuub yi ñu ne ko jigéen jullit du njaalo mu ne est-ce que góor dina njaalo donc ajul sax nga nekk jullit mais ngor rek xam nga donc jigéen yi macha allah ngor fees na ci ñoom te taluñu ko sax waaw ñoom ñu ngi tal njaboot bi ñu ngi tal nu ñuy dundale njaboot bi est-ce que tu vois donc la plupart généralement donc comme ni ma la ko waxee rek bugguma stigmatiser kenn wax ma góor la wala mais dama ne maladie nomade la waaw maladie nomade la donc nañu wàññi donc génn gu ñuy génn parce que génn daal mooy indi feebar ku génn di dem moo koy indi bu fekkente ne pacte de fidélité bi nekk ci kër gi nit ñi sàmm nañ ko rek ñu bëri dinañ mucc ci loolu moo tax bu dalee nit ki day rus dem ci médecin bi voilà parce que donc par exemple sur 100 couples donc
ay 4 wala 5 ngay gis. ñooy dem consultation waaw ñooy dem ci loolu moo tax ñooñu. finalement dañu ne suñu sutura xawi na. waaw te ñëpp dinañ xam ni yow la. parce que kooku boo jógee dem ci soit urologue bi wala ci gynécologue bi dinañ xam ni lii la. te boo ñëwee nga woo say soxna yëpp na docteur bi nee na ma naan lii kon ñun ñëpp nañ ko naanandoo. kër dina la wax man. exact waaw man dama weex taal waaw dama weex ni perkal waaw dama weex ni suukar est-ce que tu vois donc du man ku nekk nag voilà finalement moment boobu climat boobu nag dafa waaw climat bu métti la waaw suspicion wér itam du fa yomb docteur mais li gën mooy bu amee nañ ko régler d'abord problème bu amee nañ ko régler ba après ñu soog a wax ci loolu muy problème point boo xamante ne fa la ñuy transiter rek dem ci jàngoroy gonocoque googu kon ndax mën nañ koo wéral bu fekkee ne am na ci way dencante yi koo xamante ne am na ko am naa li ma ko bëgg ci problème jaas yi je ne sais pas jaas yi parce que ñun ci suñu tradition jigéen rek la ñuy wax dafa jaas yi mais est-ce que góor aussi dina jaas yi waaw góor day jaasir jigéen di jaasir ndaxte bu ñu xoolee góor lii ñuy wax prostate ak lii ñuy wax vésicule séminale mooy defar walax njaan yi meññeent yi nga xam ni ak ndox bi nga xam ni buñ ko boolee ak lii ñuy wax donj yi ñooy defar donc meññeent yi vésicule séminale bi ak prostate def ndox mi ñu génn ñëw mën a jaar nee nañ gonocoque maanaam tawat bii nga xam ni moom la ñuy waxtaane mën na ñëw ba yéeg joxe infection inflammation orchite épididymite ñëw joxe prostatite wala vésiculite loolu bu ñëw yàqee donc lii appareil machine yi doon defar mbir yi dootul mën a liggéey bu natul liggéey loolu mën na am effectivement jaasir il est vrai que feebar yi ñu naan chlamydia moo ko gën a mën a joxe mais lii tamit mën na ko joxe parce que xel mën na jàpp ni machine yi nga xam ne ñooy defar ndoxu man yu ak seeni ferñeent bu dee yàqu na ndax tawat bii nga xam ni gonocoque la dafay yàqu évidemment ni mu melee noonu ci góor la mel ci jigéen bi tamit mbir mi ñëw na fii bi nga xam ni bu meññeent bi jógee ci lii ñuy wax ovaire nen yi dafa war a ñëw jaar fii ba egg fii bu jigéen bi sëyee man yu bi ñëw ñu bokk fii defar nit ki xale bi mais bu dee tawat bi tamit ñëw na ba yàq lii yoon bi gàllankoor mënatul jàll bu boobaa tamit jaasir day am donc di góor di jaasire noonu jigéen di jaasire noonu la góor di jaasire boo gisee ma posé question bi parce que baat jaasir jigéen lañ ko attribué waaw jigéen lañ ko attribué te calamité la nit ñi ci suñu conception sociale dañ ko jàppee ni benn genre toroxtaange la benn calamité la ku nga xam ne dafa condamné dara mais elle est condamnée du am doom parce que mës nañ seetaan benn théâtre la ay années 85 années bon théâtre bi problème boobu thème boobu la posé jigéen bu jaasir alors donc finalement dafa dugg ci conception sociale yi mooy ku nga xam ne daal dañ ko stigmatiser dañ ko beddi jigéen moo xam ne mënul procréer donc calamité la bu nga xam ni ce n'est même pas dû à des maladies mais heure bi yow ni yaa ngi ko lié à une maladie maladie moo ko indi mais boo ko fajee dina daj waaw xam nga dama yaakaar ni toujours xam-xam noonu lay ñëwee man xalaat naa ni oto bi muy doog a ñëw ñëpp xool ko bu ñu masantaal ñu bëri dinañ wax lii mbirum jinne la mécanique toog ba xool ni lii mooy tourner nii li def nii muy doog a mën a daw léegi nag xam-xam yëpp noonu la mel ndeyu jàngoro yii dañoo tuuti ba nga xam ne daawuñu ko gis léegi dañ koy xool ci microscope gis ko donc nañu xam ni nii lay demee nit moom machine la machine bu compliqué boo xam ni dafa ni ko borom bi subhaanahu wa taala defee moom wax na ko sax ci alxuraan vraiment daf ko bind ci anam yu rafet nañu d'accord ci loolu léegi nag dem gëstu bu ñu gëstoo ñu xam ne nii la moo tax jaasir jigéen ak góor sax dañ ko mujj séddoo dañ ko bokk 50% ça c'est sûr en tout cas mbir mi moom mooy ñu xam ni ñun médecins yi am nañ problème ci nii ñëw ci kenn ñëw jigéen wala góor ñu gis ci moom gonocoque
mais ñun xam nañ ni bu ñu fajee nit ki bu surtout bu amee ay soxna yu bëri te fajuñu ñeneen ñi du jariñ dara bu dee benn soxna c'est vrai que dinañ def enquête ñëw daal di expliquer nit ñi ni leen attention lii du tawat boo xam ni da ngay tëb nii rek am ko c'est sûr am na fu mu jógee bon yenn saa yi tamit doo ñun sax ñun suñu problème du ay accusé parce que loolu amul sens docteur moom jël fitna nit wàññi ko moom la ñu tal waaye dialogue boobu ñuy mën a def boo ñëwee nga ni day sax ñu ci bëri da ngay gis ñoo xam ne dañuy yónni seen soxna demal faju ji bu docteur bi waxee ñoom ñu croiser les bras du ñu sax jéem a ñëw donc loolu daal war nañ ci waxtaanaat ba nga xam ni àla kulli yàlla lii moom bu xasee ba am jaxasoo am parce que nee naa fu jaxasoo ay ndox ci ay sàkkara boole bu dee doo ndeyu jàngoro ma nga fa dañ koy séddoo. mais est-ce que médecine ban liggéey la def pour au moins ñu repousser genre stigmatisation yi parce que yéen bon xam nga yéen a ngi seen biir cabinet wala hôpital malade bu ñëwul du ngeen ko gis parce que pour man Adia defe naa ne jigéen ñi dinañu neex a waxal par exemple tey di nga toog ne sa jëkkër kaa ñu dem faju ji mu ne la yow demal man awma lu may faji defe naa kersa baax na sutura baax na waaye tamit góor ñi benn rëy bi ñuy àndal defe naa pour yenn jàngoro yi rawatina ci MST yi ñu wàcceewaat seen bopp si la faj gi di gën a neex waaye xam naa Adia mi xam sociologiquement nan lañu suñu famille yi constitué ba nga xam ni góor ni nga ko waxee rek yenn rëyaay ngi mooy tax posé na problème waaye tamit wujj yi comme tout le temps ñi ngi xuloo ci ay lu nekk di jamante waaw di jamante ci lu nekk yow doo jéem a wax sax ni sama jëkkër moo ko indi mais sama wujj alors que quand même quelque part doy na waar mbir mi lu am solo daal pour ñun médecin képp kenn koo xam ne ñi ngi lay faj bu dee jigéen ñu gis ci yow lii il faut que boo amee ay wujj par la force war ngeen faju parce que sinon du jariñ dara dafay am lu ñu naan recontamination kooku ba abadan bu ñuy faj te am nañ ay traitement yu efficace waaye boo fajee kenn te fajuloo ñëpp du jariñ dara même bu dee sax koo xam ne amul soxna bu ko amee ñun dañoo war a def enquête sax xool ñëw ci fanweeri fan yooyu wala weer boobu yëpp ñi nga xam ni ànd naa moom ñu jéem leen def enquête pour say à plus forte raison ñoo xam ni nag ñoo bokkul kër quoi mu ko déggee rek moo di ne gonocoxie naam infection sexuellement transmissible la waaye suñ ko teelee décelé mun nañ ci indi ab saafara ci ab traitement boo xamante ne dinañ ko jagleel waaye li nga wax ci wàllu recontamination boobu Adia ci yow lay dellu si mu di rek li docteur wax léegi moo di ne peut-être sociologiquement yow yaay mën a xam constitution li nga xamante ne moom moo di góor en tant que tel sax ndax defe naa problème bi lu ci ëpp jigéen tey par exemple ni nga ko waxee ci wàllu jaasir dina ko am ne borom këram moom su demee consulté wu ñu ne ko amoon mu ne borom këram demal defi spermatogramme kooku ne ko defeewuma yow demal faj sa bopp te pourtant ne ñaari pàcc yëpp ku ci nekk war ngaa dem mën a seeti sa bopp lan mooy indi góor gi rëy googu ci moom wala kersa gu bëri la wala li nga xamante ne moo di sutura bu bëri waaw xam nga chef de famille borom kër waaw borom kër lañ wax de waaw borom kër moom accusation bu dalee kawam rek waaw moom loolu mooy jàngi tas na waaw parce que tout simplement xam nga moom mooy direction famille waaw moom mooy socle bu warul bouger est-ce que tu vois donc moom mooy constante bi alors donc loolu moom c'est-à-dire que noonu la màggee esprit boobu lañ ko sol donc faute bi ñeneen la moom faute bi mënul jóge ci moom waaw et puis dañuy wax sax ni jooy xale moo gën jooy mag tout simplement veut dire que responsable moom mbiri bu soxee sa côté rek loolu mooy c'est fini absolument alors loolu mooy donc waral généralement chez les góor ñi rëy boobu rëy non seulement day divulguer un secret te loolu da koy faible loo or góor buggul faible bu nekkee ci famille alors donc surtout que bu fekkee dafa am ay soxna yu bëri donc accusation bi daal warul nekk ci moom même bu fekkee c'est lui qui a tort waaw donc moo tax chaque fois on a porté l'accusation sur la femme ne femme bi la alors que ci góor gi la waaw loolu musiba la parce que il est préférable bu nekkee ci jigéen mooy gën a mën a faju que bu nekkee ci góor parce que góor gi moom du bouger moo taxoon ma ne
médecine comme aujourd'hui yàlla def na médecine moom moo gën a développé moo gën a am ay jumtuwaay est-ce que tu vois donc par exemple émission bi ñuy def nii donc médecine moo war a xool nan la ñuy fexee ba contourner donc genre gulo yooyu parce que ci góor ñi la nekk donc góor statut père de famille bi statut chef de famille bi donc day dis ci moom ñu ne ko ci côté la waaw loolu rek moo ko waral waaw te loolu aussi parce que médecin bu ñu nekk rek ay waaw il faut ñu fekk ci leen pour ngeen faj mais il faut ngeen xam yéen tamit seen gàllankoor société lan mooy soxe seen société na seen société di xalaate nan ngeen di def pour bouger loo yenn croyances yi est-ce que tu vois donc ngeen jéem a développer donc des formes thérapeutiques pour yooyu voilà par exemple li ngeen di def nii ay consultation yi nga xam ne dañuy fekk ci nit ñi mais généralement ay palu la ñuy wax wala bët wala voilà donc ça c'est éphémère quoi c'est des choses qui sont apparent mais il faut aller en profondeur voilà pour loolu man loolu laa ko jàppee genre communication boobu daal comme nit ki du ñëw est-ce que médecin mënu ko fekk si waaw waaye docteur loolu yaakaar naa ne si yenn jàngoro yu terre à terre yi mun naa ko wax jàngoro bu terre à terre na benn jàngoro terre à terreul waaye mais bu fekkee ne ci yenn si ay jàngoro ay sibiroog yi ni mel ñoom mun nañ ko nangu waaye bu fekkee ne nag lépp lu aju rek ci wàllum néegu sëy duñ ko nangu comme tey jàngoro gi nga xamante ne ñu ngi koy waxtaane muy gonocoque si bële passé waxtaane nañu hépatite B waxtaane syphilis yooyu yëpp naam am na ay garab yoo xam ne mun nañ ko faj mu wér ci kaw nit ki nangu ne lii moom ma dal gonocoque si tey ñu koy waxtaane gis nañu li nga xamante ne moo di signe clinique yi gis nañu li nga xamante ne moo di paj mi mën nañ koo faj suñ ko teelee déceler te du jur benn gàllankoor si néegu sëy gi dina tax góor gi mën a wéyal li nga xamante ne moo di ngóoraam jigéen gi itam mooy rôle am maanaam recevoir concevoir waaw loolu am na xam nga yenn saa yi yenn tawat yi ñun docteurs yi dinañ jàq bu ñu toogee ba xam ko te amul luñ koy fajee waaye tawat bi muy chopis muy gonocoque si moom dafa am faj yoo xam ni dafa baax à 100% buñ ko xoolee nag bu yàgg ba pénicilline simple dafa baaxoon waaye xam nga tamit ndeyu jàngoro yi maanaam microbe yi ñoom tamit yàlla da leen sàkk jox leen cër ni mu ñu joxe cër xëy na peut-être ñoo leen ëpp cër waaye ku ci nekk cër ñoom tamit dañuy dund di jéem a aar seen bopp bu ma ko mënee wax noonu dem nañu ba médicaments yi nga xam ne ñoo doon faj au départ mënatu ko faj waaye saa su ne ñuy jéem a gën a defar di defar am nañ temps bu nga xam ni lu ñu naan spectinomycine moom la woon benn ci famille aminoside yi boo ko masaan jël benn piqûre rek mu baax ñuy dem muy am problème les quinolones yi génn baax ba dee mais léegi di am ay problème ala kulli haal lu am solo moom mooy fii ñu toll am na garab yoo xam ni comme ceftriaxone lañ koy wax piqûre la te lu ci am solo moom mooy dañ la koy piqûre benn yoon rek nga wér xam nga loolu bu dee ñëw nga ci docteur bi ñu xam ne ñeenti jabar nga bindal leen ci juróomi piqûre ngeen jënd ku ci nekk jëlandoo ko après feebar ba joxe fa dem yoonam am na tamit ñi nga xam ne bëgguñu piqûre lu ñu naan cefixime ñaari comprimé lañ la ciy jox mun nañ benn boîte bi ku am ñeenti jabar mun ngeen ko séddoo mu jeex mais l'essentiel moom mooy li Adiya wax rek boo ko joxee nit ki mën na wax ni man sama yoon nekku ci sànni ko fële te bu boobaa day am échec te bu yàggee tamit loolu mooy indi résistance yi mais fii ñu toll moom ceftriaxone wala cefixime moom gonocoque si daf koy faj à 100% même sax ciprofloxacine yi bu commencé am résistance tamit ba tey mi ngi koy mën a faj ki sax fii ñu toll xawuma nag fii ak ay ati at nan la nar a demee quoi. comme sonk ni nga ko waxee bu fekkee ne kenn mooy faju te keneen ki ci des fajuwul itam day juraat li nga xamante ne moom moo di maladie bi day dundaat réinfestation. léegi yan matuwaay la nit jël est-ce qu'il y a des mesures préventives bu si wàllu médecine. bu weesoo li nga xamante ne moo di maandu. bañ a bëri ay partenaires. su weesoo loolu ndax si wàllu médecine amul des mesures préventives. waaw xam nga loo xam ni. bu fi amagul dañ koy jëggaani maandute bi ñuy wax moom mooy première mesure préventive comme ni nga ko waxee bu loolu weesu nga docteur moom day faje
waaraatekat yi ñoom ñooy wax yenn yi wala sax suñu culture aada yi ku ci nekk père de famille di waxtaan ak seen i doom ak yooyu waaye loolu taxul nit ñëpp def li ñu war a def bu boobaa moom docteur bi du nekk di juger day wax ni kon lii daal li ñu naan préservatif moom moo la ci mën a musal parce que préservatif bi day tax ndox yi du jaxasoo te nee naa woon sànq ni bu ndox yi jaxasoo la te fekk tawat bi nekk ci kenn ci ñoom lay def donc préservatif dans ce cas là moo ci mën a musal nit ñi. ñuy fàttali mbokk ci waxtaan wi ci 88 628 99 99 114 am laaj yoo xamante ne mun ngeen ko jagleel Adja Tandian wala docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj wala itam suñu page Facebook Weer Werlé Walf TV message yi nga xamante ne moom lañ fi jotango mooy ñoo xamante ne rek ñi ngi rafetlu li nga xamante ne moom moo di plateau bi am na ku nekk ci bu mu jokko bi ñu jël ko. asalaamaaleykum. sant alhamdulilah. Touré moo lay woo Khalifa. waa ñu ngi lay ziar Touré. yaa ngi jàmm baax. sant alhamdulilah. waaw ñu ngi rafetlu docteur Tandia ak beneen docteur boobu noonu ñu ngi rafetlu seen taxawaay baax la. docteur Mbodj waaw. waaw mais leen rek comme ça ñu pour ñu fàttali askan wi lan leen def moom mën a moytu ko pour mën koo moytu quoi. ci ponk boobu lañ toll. waaw ñu mën koo moytu daal lu daal lañ def quoi pour ñu fàttali ñu loo xam ne ñuy def pour mën koo moytu ak lan moo koy joxe daal. waaw loolu daal la ñuy pour ñu leer askan wi quoi. jërëjëf Touré. waaw docteur Tandia nag na ma ne guddi ji wax la ndax vraiment ay cas yu am solo lay joxe di ngeen jëmoon na ma ne ko trop. jërëjëf maa leen raw. jërëjëf Touré ñuy rafetlu woote bi kon Adia muy rafetlu sa teewaay saa su jot ci Walfadjri ñu koy jaajëfal docteur dégg nga laaj bi nga waaw xam naa loolu baamtu lay doon. baamtu lay doon rek voilà maanaam ndeyu jàngoro bi joxe tawat bi ñu ngi koy tuddee Neisseria gonorrhée ci famille yu bactéries yi la waaw dañ koy jëggaani parce que du nekk rek loo xam ni da ngay ñëw nii rek am ko donc noonu lay ñëwee bu ñëwee nag yàq li muy yàq nan lañ koy moytoo wax nañ ko maandute wala bu dee koo xam ne mënul maandute xanaa mu jéem a utiliser li ñu naan préservatif. am nañ yaakaar ni ñaari mbir yooyu rek moo mën a nekk. amul benn jumtukaay ci wàllu médecine boo xam ne mën nañ koo jël pour feggu ko kon. waaw xam nga ku ko am moom. da ngay faju wér. waaw waaye boo ko amagul munoo dem di jël ay antibiotiques ba pare di wax ni damay dem pour bu ma ko naree am. waaw loolu amul sens. voilà kon mesure préventive bi moo di préservatif ak maandute. mais préservatif bi. waaw foofu laa bëgg docteur ñëw tuuti. parce que xam nga préservatif. waaw c'est un peu citadin. waaw. ak xam naa dafa am élite bu nga xam ni ñoom moom mën nañ comprendre. non dafa am sax kersa goo xamante ne dox na ci. ndax nit ñi mën nañoo dem wàññi nañ leen njëkk lépp mën nañoo dem approvisionné wu sans problème. mais am nañu rëyu wala kersa wu. dugg ci pharmacie ne la jaay ma préservatif. waaw waaye léegi docteur lan la mën a wax dañu ni ñaari yoon moo am ñu ni bii yoon moom mooy maandute. waaw nañ ko bàyyee père de famille yi. kilifa yi ak ñiy waaraate. kenn koo xam ni rek yow loolu nga gëm. waaw bu dee beneen ñaari xam nga ñun ñu wax li am. moo ñu gënal quand même. ñun toog noppi musiba am ñu war a ñëw war a fajar loo xam ni dañuy indil problème. te li ma wax la ndox yu jaxasoo. kenn ki feebar mais il faut ñu indi gàllankoor préservatif mun naa ko bañ a tuddee noonu sax mais ma wax rek luy gàllankoor. léegi nag nan la ñu mën a sëye bëgg a moytu loolu te duñu kon utiliser dans ce cas là loolu. moo tax wax bi li mu bëggoon wax mooy xam nga Walfadjri macha allah mu ngi Sénégal fépp ak bitim réew. exact par exemple maa ngi xalaat sama mbokk yi nga xam ne sax xamuñu. waaw kay. voilà ensuite utilisation bi. ak accès bi. waaw bon kooku peut-être si ñun la gën a yomb ñun ñu nekk ci ville bi. fii réew taax yi est-ce que tu vois. mais am na également. rapport. psychologique bi ñu am ak préservatif. jërëjëf waaw parce que képp ku ñu gis. déjà ngay wut préservatif rek. sikk nga. waaw sikk nga waaw sikk nga. waaw am na loo nar wala am na lu la dal. wax nga dëgg. donc ci côté boobu. waaw kon côté boobu comme ni ma waxoon rek. ñaari yoon la. kon boog ñooñu moom dañuy wax ni dañuy war a maandu wala ñu takk ay jabar soxna yu bari. te defar seen kër. comme ça dinañ am lu ñu bëgg. te feebar bi du leen. waaw
loolu rek comme ñooñu mënuñu jëfandikoo kawas yooyu loolu rek moo ciy des waaw am say soxna ni ko diine waxe te ñaareel bi tamit nga yam ci yar leen def naa loolu la quoi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam dama bëggoon xam. waa ñu ngi lay déglu. ndax sooy xasee sa awra rek dina ko ci la walla. waaw dinañ la tontu léegi dañ lay bàyyi nga toogaat sa kanamu télé ñu jéem laa tontu docteur dégg nga ndax bu fekkee ne da ngay am ay démangeaison ci li nga xamante ne moom moo di ci sa kanam ndax loolu gonocoxie la. déedéet maanaam gonocoxie xam nga dama waxoon ay xeet yu bëri la maa ngi tooñ sax di wax joolaa yi wala fi ak yooyu maanaam mbindaafon yu bëri dañ ko mën a indi yenn yi ñu leen di tuddee bactérie bu dee bactérie ñu ngi ci wax comme syphilis boobu ñu waxoon ak tamit bii mooy gonocoxie am na tamit chlamydia xëy na bactéries yu ndaw la mais tamit yooyu dina ko indi te boobu dina indi xaset parce que mooy indi perte blanche yi waaye am na bu simple boo xam ni du maladie sexuellement transmissible d'ailleurs dool ñu xam ko sax parce que pour wane ni nit ñi c'est pas parce que docteur bi wax na ñu fajandoo leen yéen ñëpp rek que loolu la parce que am na ay champignon moom mooy yooyu nga xam ni day yox perte blanche yu weex yi mel ni comme soow mais bu boobaa bu amee dinañ faj wax ni lii du dara parce que yooyu di raxas sa kanam bu bëri mën na ko indi wala comme ay lu ñu naan vaginose ay Gardnerella yooyu tamit ay bactéries la di raxas sa kanam lu bëri moo tax jigéen ñi buñ ko def parce que kanamu jigéen dafa war a acide raxas ak ndox rek wala ak waaw par exemple ay produits lu nekk hygiène bu ëpp daal parce que dafa am acide te acide boobu bu ñu fexee ba mu neutre nekkatul acide alcalin suñu fexee ba flore vaginale bi dootul ñu amati lu leen di aar yàqu dootul am lu leen di aar garde rouge yi dootu ñu fa nekk comme ça garde rouge du fa nekk yeneen ñëw donc xam nga loolu mooy wane ni même li ñuy wax nii ñu def ci attention c'est pas parce que wax nañu nit ki fajal say soxna rek que maladie sexuellement transmissible la mën na waxee kanam guy xasen ndax perte blanche yooyu ñuy wax champignon te yenn saa yi sax docteur mën na joxe nit ay antibiotiques ba indi loolu xam nga kon donc loolu nañu ci def attention du toujours rek problème la am na tamit boo xam ni dafay xasen kanamu jigéen dëgg xonqal ko ak yooyu ñu koy tuddee trichomonas vaginalis boobu tamit du gonocoxie te effectivement dafay indi xasenu jigéen ak yeneen bari na daal ay xeet yoo xam ni docteur bi boo fa demee bu defee prélèvement wala mu xool ni mu ñëwee dina xam ni bii façon la bari na ay façon daal yu bari quoi. kon 628 lay doon 99 99 114 may xaar ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy message yi ñu envoyé ci page Weer Werlé Facebook Walf TV kon ci Facebook bi ngir rek ñu jagleel ko docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj wala Adia Tandian Adia kon mu mel ni askan wi yee leen wala soññ leen ci yenn jàngoro yemu rek ñu jël ki ci ligne bi ba noppi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Awa Diop Ndiaye ñoo ngi ziar. ñu ngi delloo ziar bu weer sëñ bi tur bi naka la fooy wootee. waaw Seydina Omar Diallo. Seydina Omar Diallo Anne Mariste ñu ngi lay déglu. yàgg naa seen góor gi yàgg naa ko. ñuy jéggalu bu baax ñuy jéggalu. waaw waaye yàkkamtoon nañ ci ñoo ngi ñëw ndax mënul koo ci waay. dëgg la. fan yëpp ñu ngi seetaan ñu ngi rafetlu programme bu bees. jërëjëf. ndax de télé moom dafa am programme waaye li ñu def 24 heures sur 24 boobu moom yoroo ma seen programme bi ñu koy rafetlu bu baax a baax maanaam. allo. waa yëkkatil baat bi tuuti Seydina. waaw ñoo ngi leen di ñaanal yéen ñëpp seen siyaar di rafetlu seen programme bu bees. jërëjëf. di siyaar tamit mën nga kaa docteur Kër. comme que li ngeen di waxtaanee dafa am solo parce que affaire yi feebaru sëy moom. bëri na doomu aadama yu dal waaye mais gerte gi ba ngay commencé émission bi wax nga ko. waaw gerte gi daal moom moo tax affaire yi daal xaw a yëpp daal. gerte gi la. jërëjëf Seydina ñuy rafetlu woote bi moom muy fidèle auditeur ak téléspectateur bu Walfadjri di woote ci Anne Mariste kon déglu nga moom fi mu daanalee nee na li ko indi li ko bëri li koy lawal li ci ëpp sax kersa bi maanaam sutura gi nga xamante ne moom moo ëmb néegu sëy. waaw xam nga loolu sax amoon na ba télé yi xewulee rajo yi xewuñu genre waxtaan yi amul rapport bi nit la rek ak médecin bi ak volentam bon temps yu la bëri
mais foog naa léegi wàññeeku na. parce que léegi waxtaanu yeete yi bëri na nit ñi gis ju moo gën nga toog ci kerse rek wala di làqu parce que yaa ngi lor sa bopp di lor say moromu nit. waaw te jullit ngay lor sa morom jullit baaxul. donc bu fekkee gis nga lenn mu ngi ci yow te day lor sa morom xam nga sëy loolu moom vraiment négocier ëpp na def. waaw donc bu fekkee am na lu nekk ci yow li nga xam ni boo ko fajul ci yow dina la lor sa morom. nga jóg ci kooku amul benn kerse bu koy justifier. exact amul benn rëy bu koy justifier. waaw donc mais je pense est-ce que du liggéey bi du métti itam ci ki nga xamante ne moom moo di docteur bi. peut-être moom fi nga xamante ne foofu la mën a yem mooy consulter la ne la am nga lii wala am nga laa demal woowi ki nga xamante ne moom moo di sa partenaire. bu mën na bañ a nangu. du yombal li nga xamante ne moom moo di liggéeyu docteur bi itam ngir faj ki nga xamante ne moom moo ñëw consulter wu ji. moo tax man may wax ak moom parce que dama bëgg a créer concept mooy médecine itinérante. waaw médecine bu nga xam ne day seet si malade bi. waaw donc loolu du seen vocation sax mais parce que problème bi mooy yéen bu fekkee société bi mu ngi feebar. problème la ci yéen. parce que lépp seen loxo lay nekk. exactement alors donc mooy léeg-léeg ngeen développer ay stratégies yu nga xam ni. mooy les malades yu nga xam ne ils sont lourds. waaw ñu nga xam ne c'est lié à des croyances. à des superstitions. donc genre maladie yooyu. ñu jéem a xool ay stratégies yu nga xam ne ñuy def pour dénicher ñi ci nekk. bon prévenir leen. donc essayer de démocratiser quoi cette maladie. c'est-à-dire que woon ni voilà du maladie bu nga xam ni yow rek la ñëpp la. voilà ça peut arriver à n'importe qui même yow docteur bi ça peut arriver à. voilà comme raison yi nga wax ni. du c'est pas souvent sexuellement transmissible. mun na am ay yenn complications. wala yenn pathologie koy. comme nga ne abus d'antibiotique. mun na ko indi waaw donc loolu yëpp bu ñu ko démocratiser. ba nit ki xam ni donc du tabou wala du stigmatisation ma dem won ni lii am na ci man. donc vraiment on arrivera à un niveau bu nga xam ne vraiment nit ki dina responsable. absolument waaw parce que objet médecine itinérante boobu mooy nit ki mu am responsabilité. mooy bu feebaree mu xam ni war na dem hôpital gis docteur bi pour que lu muy yàq mu wàññeeku. parce que bu ko dencee foofu. day ne man góor laa père de famille la effectivement bu ma demee dinañ ne kon man maa indiscipliné maa jaar fi maa dugg fële xam nga yooyu. bon nit ñi bu fekkee vraiment parce que fii kerse geeg lépp mu ngi ba léegi. contrainte sociale bi day posé wu. waaw contrainte sociale bi. donc médecine bi mun na détourner mun nañ wut ay moyens boo xam ne pour contourner genre gulo yooyu lever leen et je pense que. mais en Europe dans les hôpitaux dafay am coin. Il y a un sociologue, il y a un psychologue pour malades yi. Par exemple am na benn constat boo xamante ne gis naa ko bi ma demee Paris benn hôpital boo xamante ne day am ñuy ñëw di def ci avortement mais suñu defee avortement ba pare dafa am benn psychologue buy nekk ak ñoom mu waxtaan ak ñoom ba pare ndax nee nañu dañuy bañ mu indi li nga xamante ne moo di ay séquelles ñuy regretter benn moment am benn cas de conscience ak li ni mel pourquoi pas ñu jéem a développer phénomène boobu fi nga xamante ne moom moo di Sénégal su yemul ci fànn boobu rek mais ci yeneen domaine comme nii ñu koy waxee tey wàllu MST yeeg yooyu ñu ciy waxtaan ak couple yi maanaam mu nekk benn thérapie au lieu mu nekk benn médecine uniquement mais mu nekk benn de thérapie. effectivement xam naa bala may jox sama xarit sama mbokk. man dama gëm ni ci lépp lu ñuy def même gouvernement yi seen travaux yi les techniciens il faut que ñu développer boole ci sociologue yi parce que lépp lu ñuy def pour ngir nit ñi la mais nit ñi dañoo am ay comportement ba nga xam ne ñoom ñoo ñu ko gën a xam. yamul sax ci médecine comme ni nga ko waxee mais si même booy defar pont nit ñi ngi war a jaar fii. mais lu tax doo dem nga xool nit ñi fi ñuy jaar waxuma rek nii da ngay def lépp ci kii mais nga boole technique yëpp daal di koy sóoral mais da ngay dem nga def sa yëf nit ñi ñoom di continuer di traverser di dox di parce que dinañ tàyyee te loo wax rek ni dañuy tàyyeel mënuñu ñu ñëw def ñu comme bu doon dañuy ay tubaab nañu xool tamit sociologue ñi nga xam ni ak ñeneen sax parfois dañuy wax ni religieux yi ak ñu mel noonu boole leen ci ni ñuy yare nit ñi defe naa ni sax ñiy waaraate am nañ ci partie ñi ngi koy def en tout cas ku ci nekk jàpp sa ci dara am naa yaakaar ni tamit émission télé yi ñuy def tamit lu am njariñ la parce que nit dina toog fee
di ko déglu ba ni ndeke man kat kii laal na ma bu subaa kon ma def lii wala def laa donc xam naa nag kuy jàngale moom doo waroo sonn waroo tàyyi boo ci defee tuuti rek ñeneen ñëw daal di continuer xam naa peut-être dina tane. Adia looy wax ci point boobu. waaw c'est très important parce que li nga wax nii ci hôpitaux yi lu am solo la mooy médecine d'accompagnement. voilà waaw médecine d'accompagnement dafa war am parce que faj bi rek. waaw mooy dindi nga góom bi. waaw mais am na beneen góom. mooy traumatisme psychique bi. ak waa ji bu xam nga ku feebar génne nañ la ci société. nan lañ lay delluwaat ci société bi. pour nga amaat foofu sa place. waaw loolu yëpp c'est ak accompagnement la. parce que ku nga xam ne dañ ko isolé des fois di nga am yenn maladie yi lu ci mel ni tey nga am cancer lu ci mel ni nga am tey insuffisance rénale tey dina am benn transformation buy am ci yow bu fekkee ne am rek da ngay marginaliser sa bopp dootoo bokk ci société bi dañ lay njëkk beddi effectivement mooy lu ñuy wàññeeku waaw mooy nit ku wàññeeku parce que ni muy gisee ñeneen ñi ak moom nu mu xamee woon boppam mu am benn transformation n'est-ce pas morphologie donc moom day psychologiquement day wàññeeku alors donc day déclassé wu waaw donc il faut que médecine ñu intégrer ay volets yu nga xam ni dina mën a reclasser nit ki waaw nit ki gëdd gu mu amoon fayda gu mu ak fulla bi ba mu ñëwee hôpital buy génn hôpital war na ko delloo dafa mel ni ma doon wax ak prison c'est pas fait pour déshumaniser prison dañ ko war a retaper c'est-à-dire nit ki dafay ñëw foofu ñu juboole ko norme sociale yi ñu ne la yow de yaa ngi nekkoon conflit ak telle norme léegi dañ lay tàggataat pour que nga xam ni norme yooyu lu baax la bul di brûler feu parce que boo brûler feu yaa ngi lor ñeneen ñu nga xam ni seen feu vert na tem ngeen dem tase accident am donc bul brûler ti feu donc bu demee ba comprendre loolu ngeen delluwaat ko ci société bi ak fulam ak faydam lépp parce que sinon am na yenn kii day déshumaniser ni waaw te loolu médecin bi aussi vraiment mënul liggéey loolu médecin bi mën na fa dindi góom bi mais il faudrait mu am yeneen structure yi nga xam ni ci biir hôpital bi lañ ko greffé nga xam ne ñoom ñooy fexe ba nit kooku nga xam ni dafa génn ci société bi parce que dafa amoon sida wala ay MST nit ñi xamal ko kooku nan lay delluwaat ci société bi ba voilà ba jouer son rôle voilà mu bañ a stigmatiser wu parce que bañ a complexe quoi docteur dafa am laaj boo xamante ne mi ngi ci Walf Werle Walf TV Facebook bi kii dafa ne ndax mun nañu wax ci candidat albican nee na ak ay récidive am defe naa benn point la boo xamante ne nga gën ko leeral après ñu dellu si waat si xam naa gën ko yaatal waaw mooy li ñuy waxoon léegi xam nga MST yi maanaam infection yi ñuy wax te ñu ràññeet ci yi ñuy waxee woon bale pas yi ñuy waxagul ak aussi bii nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey moom mooy gonocoque bu dul loolu yeneen xeetu ndeyu jàngoro yu bëri daf fi nekk te léegi ñu waxoon léegi ci champignon yooyu nga xam ni xeet bi koy joxe moom mooy Candida albicans noonu lañ ko tuddee albicans moom mooy bu weex te gis nga ni muy defee mbir mi day nekk ay perte blanche lu ci am solo rek te ñu waxoon ko léegi moom mooy borom bi subhaanahu wa taala ni mu bindee kanamu jigéen daf ko def mu acide acidité boobu day tax ndeyu jàngoro yu ñu naan bacille de Borderline lactobacillus foofu la ñu mën a dundee te dañuy protéger defar kanamu jigéen gi ba mu baax léegi nag boo ñëwee soit parce que docteur bi joxe na ay antibiotiques yu nga xam ni xëy na dina génne feebar waaye day rajaxaale yu baax yi de xam nga la nature a horreur du vide bu fa nekkul rek ay samba booy ñooy jóge fële li ñu naan Gardnerella vaginalis moom bu ñëwee day indi ay xet gu bon ak mycoplasme ak yooyu yëpp daal di fay dugg ku xool sax ni suñu cité yi bu ñu gisee ay cité ñenn ñu correct dëkkoon fa benn jour ñu dem mais da ngay gis ñu koy squatter donc looloo tax bu ñu defee noonu maanaam médecin bi joxe te jéemul réensemencer wala comme ni ma waxee jigéen yenn yi defe nii seen kanam dafa tilim rek ñuy raxas di raxas ba finalement acidité boobu dañ mu nekk un milieu basique yooyu tamit dafay ñëw di fa dugg moom mooy champignon yi bon diabète aussi malheureusement daf koy joxe ak aussi ku ëmb grossesse
voilà boo gisee nag récidive bi médecin yi tamit ñu def ci attention boo fajee ba pare ñëw joxe say ay antimycosique ba mu set da nga war a loolu fa nekkul woon ñuy basir de door la nga réensemencer ko am na ay médicaments yoo xam ni boo ko joxee jigéen gi pare loolu te ñun médecin parfois yooyu dañ koy fàtte ba nga xam ni day ñëw di ñëwaat donc benn na nit ki jigéen bi set waaye xam fu muy yem ñaar bu médecin yi joxee antibiotique à large spectre nañu xool nan la ñu koy réensemencer ñett ku am diabète nga faju bu baax te ku ëmb tamit nga dem ci sa gynécologue mu defaral mu jox la garab. mu mel ni waxtu bi nag docteur xoj nañu waxtaan bee neexoon ba sentiruñu le temps passé Adia le dernier mot avant ñuy tàggatoog. Bon, dernier mot mooy j'étais surpris de savoir que docteur est sociologue aussi par les analogies qu'il parce que exemple yi muy cité ak explication yi muy joxe nga gis ne donc il a fait des efforts pour wàcc ci niveau nit ñi donc ci nit ñuy dëkkee ak activités yi ñuy def pour expliquer les maladies donc loolu pédagogie la lu am solo la donc vraiment je me félicite donc di delluwaat ba léegi di la gërëm ci invitation bi ak opportunité bi nga may téléspectateurs yi donc ñu déglu docteur Mbodj n'est-ce pas ak représentation sociale yi autour de cette maladie donc vraiment donc di la wax ni on est toujours disponible bu fekkee waxtaan boo xam ne vraiment askan gi la soxal ñu ñëw ci teew non man yaakaar naa ne à partir d'aujourd'hui il sera notre consultant. Je ne te l'assure pas parce que cette émission bi c'est un peu nocturne. waaw c'est nocturne mais emploi temps bi chargé na mais ñu koy jaajëfal Adia Tandian ci disponibilité am docteur Mbodj le dernier mot laata ñu tàggu naam question yi ci Facebook bi bëri na ñuy jéggalu prochain numéro dinañ ci ñëw gën ko yaatal jox docteur Mbodj question yëpp mu mun cee tontu wala inbox dinañ ci jéem a tontu docteur le dernier mot. waaw xam naa dernier mot bi mooy ginnaaw bi ma waxee ni dama gëm sociologue seen place ci société bi parce que ñoom ñoo ñu mën a gindi ginnaaw loolu damay wax ni lii ñuy waxtaane moom mooy feebaru sëy nañ ci def toujours attention amul ay tuumaal ak yu mel noonu ni ko Adia waxee nañu toog daal di koy régler parce que tamit mënuloo ko régler à moitié buñ koy defar day defar ñëpp faju mu jeex après nag li ci des comme ni mu ko waxee nit ñi def ko mais daal di jiiñante ak yooyu daal nañ ko teg fële xam ni faju rek moo wóor daal pour weer. jërëjëf docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj may am mbégte saa su jot di bokk ak moom li nga xamante ne moom moo di plateau weer weerle coppite am nag plateau weer weerle dugg ci li nga xamante ne moom moo di grand soir le temps de libérer mes invités et je reviens avec vous pour la suite du programme. dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare te ngeen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo te ngeen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare te ngeen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare
Toujours sur le plateau de Grand Soir, la troisième et dernière à 23h passées de 15 minutes. Et nous continuons toujours avec vous, chers téléspectateurs. Comme je vous le dis souvent, votre fidélité, notre fierté sur Walfadjri. Après diététique avec Maman Tandour, nous avions sur le plateau Dr Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj et Adia Tandjan pour parler de la gonocoxie et de la vision de la société sur les MST ou les IST, les infections sexuellement transmissibles. Vos questions, nous y reviendrons prochainement pour y apporter des réponses, comme je vous l'avais dit tantôt. Et maintenant, place à votre série Nul du Net. Deuxième série, la fois passée, nous vous avions proposé le numéro 1, cette fois-ci le numéro 2. Juste après, je reviens avec vous pour boucler cette soirée du mardi sur Walfadjri.